waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen tey nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci Nianing Nianing si Petite Côte bi diggante Mbour ak fi nga xamante ne moom mooy Joal Fadiouth Nianing lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibery nag ndeysaan nekk benn lieu ba nga xamante ne ay xale yu xarañ ñoo fi ne di liggéey li dem ci flocage sérigraphie ak yeneen dañuy dugg si biir jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yii nii ñoom ñëpp dañ koy job caméraman ñu dugg si biir Pibery yi jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf. fii mooy Pibery yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job. Aïcha gaay ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibery yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom la ñuy defar fii nii ci place bi teel ñu ko expliquer gars yi. asalaamaaleykum gars yi. char naa lépp waa Sénégal waa diaspora surtout ñuy suivre Lamyn TV di ko béggee bu baax donc fii mooy Pibery donc li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp ay flocage t-shirt moo nekk nii ay dimension bu ne am na taille bu ne ci xale ba ci mag lii aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC seen photo pour seen photo salon yeeg yooyu donc lii da ngeen koy am fii cak même pas une heure de temps ngeen jot ci voilà léegi aussi bu loolu weesoo am nañ li nga xam ne mooy Pibery mag lii aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte waaw loolu la Pibery defar restaurant yi am ngeen aussi lépp li nga xam ne mooy menu yaa ngi nii dañ koy defar tout ça voilà dañuy defar li yëpp menu yi ainsi de suite ay panneaux publicitaires carte visite ay bannières ay autocollants ay porte-clés ay cases tout cas dañ koy defar fii nii ci Pibery. yan support ngeen di bind parce que dégg naa ngeen di bind ci ay oto sax. waaw dañuy bind ci oto. dañuy bind ci seetu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre. ay cases ay plateau ay assiette loolu nag aussi mu ngi gën a fës ci Saint-Valentin bi. ñi nga xam ne dañuy bëggante dédié Lamyn TV benn kii wam rek jox ko fansam jox ko kaas ne ko maa ngi la ciy béggee bu baax bu ñëwee fii dañ ko koy bindal donc voilà c'était ça emballage bi aussi am nañ beneen kii support bu ñuy liggéeyal mooy jërëjëf boo leen ñëwee bu ñu leen jaayee ba pare pour avant ñu leen koy livrer moom moo koy emballé jox leen ko ci anam yu mucc ayib. élèves yi aussi pour impression ay photocopie yooyu noonu. bien sûr photocopie dañ koy def impression numérique lépp li nga xam ne mooy tirage imprimante aussi dañ koy def A4 A3 A5 ba A2 aussi dañ koy def mooy nga xam ne affiche bi gën a ngand A2 bi loolu yëpp dañ koy def voilà aussi maillot Sénégal yi ngeen gars yi na ngeen ñëw waa bi am étoile aussi disponible na Pibery jaa ngeen jëf. waaw di bëggewaat Lamyn TV bu baax ci visite bi ci confiance bi aussi parce que gis nañ liggéey bu muy def bu baax ci Petite Côte bi ñoo ngi koy jaajëfal mu doon ay Lamyn TV yoo xamante ne fu ne lay dekk. adresse bi ak numéro téléphone bi. waaw adresse bi fii mu ngi nekk en face centre de réadduction. centre de réadduction donc numéro téléphone bi mu ngi nekk 77 275 96 75. fii ci Nianing. fii ci Nianing. diggante Joal ak Mbour. ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. fu waay nekk ci Sénégal aussi mun na commander ngeen livrer ko. exactement fu waay nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci incha allah lu gaaw. jaajëf gars yi. bismillaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokku internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen jaajëfal nañ leen comme ni ñu koy defee chaque mercredi ñëw ak yéen si li nga xamante ne moom mooy le journal di Mbapat. jox leen résultat wu lutte simple bi ci weekend bi wala semaine bi ñu génn jox leen aussi li nga xamante ne moom mooy programme lutte simple bi maanaam lamb yi war a am ci semaine bii di ñëw ak semaine yi ci tegu mais bu leen fàtte aussi trophée meilleur lutteur de la semaine comme ni ñu koy defee mbër bi nga xamante ne moom moo gën a ràññeeku ci semaine bu ne dañ koy jox benn trophée nga xam ne waa Lamyn TV ñoo koy décerner mais yéen amateurs yi seetaan yéen ay voté ñu koy defar di waa Pibery waaw léegi weekend bee passé wala semaine bee passé ñu ngi nominé woon ñetti mbër yi Ndiol Géant bu Bargny Boucar Seck Ndaamal Daaru bu Palmarin ak ki nga xamante ne moom mooy Batista numéro 2 bu Kaolack gars yi voté nañ ci
commentaire yi ci fin vidéo bi dinañ leen wax kan mooy le meilleur lutteur de la semaine dernière mais balaa ñoo ñëw si loolu dañ leen di wax ne aussi semaine bii nii nominé waat nañ ñetti mbër nii lay demee rek da ngeen di dugg ci commentaire yi ngeen voté kan mooy le meilleur lutteur ci semaine bi diggante ñetti ñi ñu ngi nominé ki nga xamante ne moom mooy Thiaw Sow X9 mi jël fi nga xamante ne moom mooy Adrien Senghor nominé ki nga xamante ne moom mooy Ngagne Sène bu Njaga Ñaaw Johnson bi jël lamp bi amoon simal nominé aussi ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane Niang Alpha Niodior Ninki Nanka Fata le revenant gars yi namoon nañ ko mu ñëw premier sortie am fële ca Baasul mu jël ko waaw X9 mu ngi daan Pape Maroon sàkku xam-xam Ngagne Sène daan ki nga xamante ne moom mooy seen kumpa Cheikh Tidiane Niang daan ki nga xamante ne moom mooy Ndiol Géant bu Bargny noonu la fa demee léegi pour vote yi da ngay ñëw ci commentaire yi nga voté entre Cheikh Tidiane Niang X9 ak Ngagne Sène ci suufan noonu la fay demee léegi ñu ñëw ak yéen ci résultat wu simple bi ci week-end bi ñu génn wala semaine bi ñu ngi koy commencé ci samedi bi le 26 février 2022 fi nga xamante ne moom mooy sumloog mu ngi doon tëgg benn làmb foofu ca ki nga xamante ne moom mooy 15 bu ndangaan moom moo jël làmb ji jël ko ci kaw Cerno bu dëkk Sokone aussi mu ngi doon tëgg ci samedi bi la doon jeex Ido bu Bangaleer moo jël Sokone jël ko ci kaw Duudu Caam waaw poids léger yi foofu ca Sokone Lagadong bu Jambang moom moo ko jël ko ci kaw Yedim Coor bu Njongoon waaw Ngoosi également mu ngi doon tëgg ci samedi bi Ngoosi foofu Biram Bisin Seen moom moo ko jël ko ci kaw Cheikh Ndiaye Dande Maayo waaw poids léger yi foofu ca Ngoosi Jaasi Pël moom moo ko jël ko ci kaw Jamaan Baaxum raw gaddu yi ki nga xamante ne moom mooy CFA moom moo ko jël ci benn geen bu ñu woowee Seeku loolu moo xewoon ca Ngoosi waaw di nuyu waa Ngoosi yëpp di leen di ziar di kontaan seen bu baax léegi le 27 février ci dimanche bi lamb yi aussi continué woon na di tëgg Baasul mu ngi doon tëgg Baasul Cheikh Tidiane Niang Alpha Niodior Ninki Nanka Fata wala Kor Fatou moom moo ko jël ko ci kaw Ndiol Géant bu Bargny waaw léegi fi nga xamante ne moom mooy Sandingkoli mu ngi doon tëgg aussi ci dimanche bi la jeex le 27 foofu ca Sandingkoli Duudu Caam wala Mama Sukaay bu Jirnda moom moo ko jël ko ci kaw Famara bu Baasul wala Fambuda poids léger yi góor gi Sarr saay moom moo ko jël ko ci kaw Vito bu Jàmmagen Dakar mu ngi doon tëgg foofu ca Dakar X9 Thiaw Sow moom moo jël Adrien Senghor jël ko ci kaw Pape Maroon sakku xam-xam bu joyin léegi bu ñu jógee ci dimanche bi ñu jàll ci lundi bi le 28 février fi nga xamante ne moom mooy Simal moo doon jeex ci lundi bi foofu ca Simal Ngagne Sène moom moo jël Simal jël ko ci kaw seen kumpa Ngagne Sène bu Njaga Ñaaw Johnson jël ko ci kaw seen kumpa bu Dakar bu Soumbédioune léegi poids léger yi foofu ca Simal Babou Sarr Diofior moo ko jël ko ci kaw Njool bu Joal wala Njool bu Sana raw gadu yi foofu ca Simal Sini bu Bargny moom moo ko jël ko ci kaw Boros El Bandi Babou Jëy bu Marfafa ko rakk ci Grand Mbagnick poussière yi foofu ca Simal benn booy bu mën a bëree dama fàtte tur bi waaw ndaanaan la benn booyu lébu bu dëkk Ndaayaan nekk Jifir moom moo ko jël ko ci kaw Assane bu Jonwaar fi nga xamante ne moom mooy Ngajoor aussi mu ngi doon jeex ci lundi bi le 28 février foofu ca Ngajoor Maam Faali bu Fambine wala moo géet si numéro 2 moom moo ko jël ko ci kaw Fambuda bu Baasul loolu mooy li nga xamante ne jot nañ ko ci ay résultats bu làmb léegi dañu jàll si li nga xamante ne moom mooy programme lutte simple bi ci weekend bi ñu jublu ñu ngi koy commencé fi nga xamante ne moom mooy Sumloog ñu ngi mercredi suba lay jeex ci jeudi le 3 mars poids lourd yi moo des poids lourd yi ñu ngi ciy teg 500,000 foofu ca Sumloog léegi bu jeexee suba ci jeudi bi le 3 mars fi nga xamante ne moom mooy
Mbam ci lay commencé Mbam loob ba tey sori ñaari dëkk yi soriantoo wuñ Mbam mu ngi commencé le 3 jeex le 5 mars ci samedi bi Mbam 3 4 5 ñetti fan la mise totale bi 875 000 la waaw. léegi di 4 au 7 mars fi nga xamante ne moom mooy Ndangaan Samb le 7 mars lay jeex ci lënd bi Ndangaan Samb ñu ngi fay teg 20 nag ñaar fukki nag loolu moom gëtt la moom wax dëgg fa yàlla ñaar fukki nag lañ fa teg ak 300 000 famille Fall famille bu Ndangaan ñoo fa woote grand buuba aca ñu ngi def teew incha allah 20 nag du ay caaxaan ngeen toftal ci 300 000 loolu beneen affaire lay doon donc Ndangaan Samb du 4 au 7 mars 4 5 6 7 mars 4 drapeaux lay doon 4 jours ñu tegal leen 20 nag ak 300 000 francs Ndangaan Samb tout droit. léegi le 6 mars Adrien Senghor am na làmb foofu le 6 ci dimanche bi Bari production ñoo fa woote Maam Mor borom HLM promoteur bu mag bi moo fa woote tegal mbëri 1 million ak wala 1 million kese fi nga xamante ne moom mooy Adrien Senghor Bari production 1 million de francs CFA ci dimanche bi le 6 mars. léegi le 11 mars fi nga xamante ne moom mooy Ndiédiène Saloum beneen weekend bi la samedi le 11 mars wala vendredi le 11 mars fi nga xamante ne moom mooy Ndiédiène bi nekk Saloum am na lamb ñu ngi fay teg ñetti nag ak 25 000 Ndiédiène le 11 mars. léegi du 9 au 12 mars 9 10 11 12 mars Mbelo Ngic mi ngi nekk ci wetu Gandiaye ñu ngi fay teg 1 million 200 000 mise totale waaw. léegi le 11 ak le 12 mars tout droit Mbin Farba suñu yaay Mbayanglum ak groupe am jambugum ñoo woote fi nga xamante ne moom mooy Mbin Farba tegal mbëri 1 million 200 000 ñaar drapeau la poids léger bi nee nañ 200 000 la poids lourd bi 1 million vendredi ak samedi le 11 ak le 12 mars waaw. léegi le 11 ak le 12 mars aussi waa groupe Ndefleng bu Sambande ñu ngi tëgg lamb tegal mbëri 450 000 ba tey le 12 mars ci samedi bi fi nga xamante ne moom mooy Ngéeñan am na lamb ju rëy Ngéeñan mu ngi nekk wetu Joal Fadiouth mun nañu wax diggante Joal ak Caajaay boo jógee ci route nationale bi mun nga jaaree Caajaay boo jógee feneen aussi mun nga jaaree Joal Ngéeñan fa la nekk. Ngéeñan ñu ngi fay teg 15 bëf ak 150 000 fukk ak juróomi nag ak fanweeri junni loolu aussi du ay caaxaan si di production andi ci ak Ngor xaalis ñoo woote Ngéeñan le 12 mars samedi le 12 mars tegal mbër yi 15 nag ak 150 000 benn fan la ñaar drapeau la Ngéeñan. léegi le 12 ba le 16 mars fi nga xamante ne moom mooy Njongoon am na làmb Njongoon Njaak ñu ngi fay teg 554 000 ak 6 bëf ak benn mouton un xar Njongoon lamb jooju lamb juree la 554 000 rek lamb la buñ ci tegee nag 6 nag ak benn xar mu gën a ala daw me di 12 au 16 mars noonu lay demee. léegi le 16 ba le 19 mars fi nga xamante ne moom mooy Missira am na lamb ñaari nag lañ fa teg ak 605 000 wala 605 000 ak ñaari nag Missira le 16 ba le 19 mars. leen di wax ne loolu lañ jotoon ci ay information lamb beneen mercredi ñu ñëw ak yéen jox leen li nga xamante ne moom mooy résultat yi. léegi le meilleur lutteur semaine bii ñu passé bi nga xamante ne ñu ngi nominé woon Batista bu Kaolack nominé Ndiol Géant bu Bargny nominé Boucar Seck Ndaamal Daar bu Palmarin bi ñu xoolee vote yi ci commentaire yi waaw ki nga xamante ne moom mooy Boucar Seck Ndaamal Daaru bu Palmarin moom moo ëppale ay vote donc semaine boobu Boucar Seck moom mooy le meilleur lutteur de la semaine. Batista ak Ndiol Géant ñu ngi leen di wax di courage seen tour mi ngi ñëw di leen di wax ne semaine bi pour le meilleur lutteur de la semaine mi ngi nii ñii lañ nominé Cheikh Tidiane Niang Ngagne Sène Thiaw Sow X9 léegi da ngeen di dugg ci commentaire yi
ngeen votel kenn si ñetti ñooñu Cheikh Tidiane Niang Ngagne Sène ak ki nga xamante ne mooy Thiaw Sow X9 ñetti champion yi lañ nominé ñu leen di dox dig daje beneen mercredi beneen journal beneen trophée des amateurs pour le meilleur lutteur de la semaine tout droit Zulum Zalam rang muy abonné Zal caméraman bi jaajëfal naa la doomu ndeyu Ndindi Fall ak Ibou Lul ak seeni Aïssa Ndiaye doomu Nogoy Fall la Lyon doomu ndeyu Aso frère Pape le général jarbaatu Cheikh CSTV tout droit